me faire dire des choses. d'accord waaw baax na waaw lii la thème baa ngi nii lii nanu wax. moom nanu wax nee nan su fekkente ne ab sëy amul lu nekk mën nan la koo nangul waaye suñu demee ba alxëyri jib wax na dëgg su ko neexee waaw su ko neexee sama soxna dootul xaritoo dootul dox waxtu sàngam day téye ab tànkam diw bëggatuma nga ànd ak moom looy dem foo jëm liggéey bi su dee da nga daan liggéey bay guddee waxtu wala neex ñu taxaw daal di lay ne mënatuma nangu de liggéey bi moom di guddee nii loolu moom mënatuma koo nangu su fekkee da nga daan jóg di dem tànk bi gudd lool nu ne la da nga koy freiner par force da nga koy freiner par force nag da nga ciy imposer da ngay taxaw ne ko nangam moom mooy am par force su ko bëggee baax na su ko bëggul fi nga taxaw nga dëgg fa ginnaaw mi ngi lekk di naan di ndékki nga mënal ko lépp dara manqué wu ko am na loolu su la neexee tamuy farata wala wóoluwoo su la neexee mu dagg ko su ko mënee mu toog su fekkee mënu ko ku nekk ñaanal moroomam foofu laa nekk waaw foofu lan nekk mooy lan nekkoon démb ak bërki démb tey ma ñëw bëgg a dugg feneen ñu ne ma déedéet fii nga nekk baax na taxawaat fi tuuti ndax am na ay yëngu-yëngu yu bari yu fi am ab tànk du tàmm gudd ba pare daal di bëgg a gàtt waaye na doon koy dindi ndax xar mu weex benn melo gàkk-gàkk boo ci gis rek des ko caa def waaye soo faxasee wala nga sang mu deñ faxas ba nag day mitti ak ay mitti jërëjëf Papa kontaan nañu ci yow bu baax a baax Sophie ñi ngi waxtaanee lu am solo on revient sur les problèmes de couple ñu ne drague de tous les permis mariage de tous les interdits maanaam bu ñu la bëggee lépp lañ lay nangul bu ñu la takkee daal di lay tënk Papa nag nee na c'est très normal parce que ki nga gën a wóolu la plupart du temps moom moo lay nax loolu da lay introduire bàyyi léegi ma jox la kàddu gi rek yow it nga introduire waaw ñi ma gis ñëpp ñu nax leen ku ci nekk dafa naan musuma koo foog xam nga loolu dafa fekk ne rek relation bi basé wul ci sincérité ak ci confiance. excès de confiance. waaw excès moom baaxul ci dara. mais confiance moom mooy base couple. munoo nekk ak nit te doo ko wóolu. mais nag la confiance n'exclut pas le contrôle. contrôle boobu nag. mooy indi ne effectivement nit boo ko bëggee. bu la neexee muy ànd ak nit mu leer la ni. ki muy àndal du nit ku baax mu leer la ne ki ngay àndal du nit ku baax mën nga xam nooy waxee ak sa soxna bañ tàqali ko parce que ànd ay ati at munoo ñëw rek noonu dagg ko ndax nit wan la ka mu doon moo gën mu làqatu di seeti ay xaritam bëri na fi même su la leerul ne sax kii la da ngay yaay borom këram bëgg nga relation bi dagg day dagg loolu pour ñi nga xamante ne la rek dañuy dund dictature te ñun xam nañ ne couple dictature yoru ko ñun waxut ñiy dund dictature ci couple. mën nga bàyyi la bëgg leen ko bañuñu ku ñu yilif. kon nag su la yilif yow fi la wax rek. yilif ak noot nag du benn dinaa la expliquer différence bi. lan mooy noot kilifteef nooteel. lan mooy noot nooteel nag moom kañ lañ jël indépendance 1960 dafa la yam. bàyyil diw nooteel la. non ma doom même expliquer lu nooteel. indépendance ci nooteel lañ nekkoon. waaw 1960 yooyu. adduna nga may man ab sëy laa lay wax. waaw léegi man adduna laay waxee ak yow ndax ci adduna la nit ci jógee bay sëy. man ab sëy laa lay wax. man nag ci adduna laay jógee dugg ci sëy. ay lii ay defal lii ak bul wax ak noppi la bul léegi li tax ma ne confiance bi mooy base su ko mënul mu dem yoonam waaw gis nga xam nga ay bu mënul mu dem yoonam ne ni sa xol bi nekku ci xanaa bëggoo ki ngay wax mu dem yoonam bëgguma nangam bëggoo nangam bokkul ak ki ngay sékkal àdduna mënoo ko dàq noonu waxuñu ne on n'est pas en train de parler de chien boo naan ou sort de la maison quand même demal xam nga li am solo demal dans un couple mooy la base et la base confiance bi la d'abord maintenant confiance nag dafa am ñoo xam ne dañ koy sax profiter nit am confiance ci yow nga profiter de confiance bi mu am ci yow nga trahir confiance bi am na mais n'empêche pour man war nga concentrer wu ci sa soxna ci leneen lu dul nekk fa pour yëg sa kilifteef naan ko àndal ak ñii bàyyi ak nii fexeel ba doon xaritam à la place de boule remplace toutes ces personnes yi nga xam ne bëggoo leen ci vie waaw yaa ngi jox muy lekk waaw non waxuñu xar yaa ngi jox muy naan papa on ne parle pas de xar mi ngi solu nii de bëy mi ngi on parle d'humain nit ku am xol ak xel arrête papa waxu humain la ñuy wax waxuñu kii de mala yi ci kër yi de da ngaa bëgg di doxi am na xaj yor nga xar waxu nit la ñuy wax loolu bëgg da ngaa bëgg di doxi di génn di évadé farata di doxi farata pas évadé doo génn kër gi doo génn évadé lu may évadé wu tamit mais foo jëm lan laay évadé wu yow léegi foo jëm dem doxi farata looy dox ban farata jaamu ji yàlla
mën naa yeewu ñi fi dàq tere dem nag ñoo dàq dox. maa ngi ciy ñëw. est-ce que xam nga ne maa ngi ñëw sax ci ex yi am na sax ñoo xamante ni parmi les hommes ils s'interdisent d'avoir de très bonnes relations ak par exemple sa ex-mari laa wax de waxuma ex-copain de ex-mari ñoom ñu garde de très bonnes relations ak seen ex-femme. damay joxe exemple. waaw papa may ma. ak seen ex-femme. waaw. nga tàggoog jigéen garde et c'est normal papa non c'est important c'est normal sax parce que koo dem ba amal njaboot. koo dem ba am ak njaboot. war nga war a mën a garder ak moom de très bons rapports. par contre munoo am de très bons rapports ak moom. sa soxna yow. bu fekkee dafa tàggoog borom këram moom tamit. nga ne ko non du fi amee. waaw man du fi amee. mais yow garder nga de bons rapports ak sa ex-femme. ban ex-femme. ci naka exemple damay ci naka. waaw léegi dama ne ex-femme la ma séq ak ñoom moom mooy. waaw njaboot gi nañu séq. ba tey séq la. waaw loolu rek la. ba tey séq la waaw d'accord. waaw ba tey séq la mais di communiquer yooyu. mais communiquer mën naa am doom séq leen. ba tey séq la ba tey séq la. doom nekkee seen wet da ngay communiquer. waaw léeg-léeg nga toog daal ne damay seeti. papa xale yi feebar sax nga jug. non xale yi feebar nga jug ci ginnaaw ki lay denc. moom ki la doon denc woo la téléphone xale yi feebar nga jug ci ginnaaw ki lay denc actuel. ki la doon denc jël si la nga yóbbu say doom hôpital. waaw soo paree nga ñëw. am na góor yu ko dul nangu papa. c'est un cas de force majeure. am nañu ko dul la. bu dee doonoo feebar. anniversaire bu jotee il faut que vous voyez il faut que vous partagez. anniversaire xale yi ngeen partagé ndoo du temps ensemble. dem restaurant. négal ba gars yi ubbi. dem restaurant nga de. ngeen def place. mu ne léeg-léeg nga ànd ak ka nga doon seel démb ak bët démb dem restaurant. ngeen yóbbu la plage à la piscine. plage xale yi. y a rien de grave. laag moom te seetu leen ngeen ànd nga jàpp. plage dara nekku si. yóbbu suñuy esprit de grandeur. ñoo ko jurandoo. mais xale yee tax xale yi. xale yee tax xale yi. et voyager ensemble aller à Paris de temps en temps. léeg-léeg ñu dem Paris ak loolu la li ngay wax ko ci wolof. génneel Sofia Diatta yow Bakary Banora. doo bàyyi Sophie wax ngir yàlla. bàyyi ma ko mu wax génneel kii. mais des fois c'est normal nga ànd dem vacances. dégg nga nee na léeg-léeg maanaam ka nga doon seel dem ak am ngeen doom ba pare. dem île du Saloum. waaw léegi am ngeen doom père kooku mënoo ko bañ. xamul tax mënoo ko bañ. damay bañ loolu. xamul tax ma wax la ko. dama ne bul ma wax loolu bëgguma laa dégg. xamul tax mais bëgguma laa dégg laa bul ma dégg nag ma expliqué la. du ma la dégg. di nga ma déglu. waaw te da ngay ànd ak man. da nga ànd ak ñoom ci loolu. si mais ba ànduma ak yow. waaw di nga ànd nag. sa jëkkër ju njëkk mu ne mën ngaa ànd ak moom. sa jëkkër ju njëkk mënoo ko tëb xamul tax. des fois xale bi dina soxla ay kayit dañ leen di exiger yéen ñaar ngeen waxuma loolu kii dégg nga nee na kii île du Saloum la wax ak dem daal di paye ay kéw ak yooyu. dara mën na tomber mais papa xale bi mën na nekk dans la dépression. papa gars yi mën nañu woote à tout moment ñu jël leen ñu waxtaan. papa il faut ñu expliquer la fu adduna bi toll. xale yi mën nañu tomber dans la dépression par exemple. parce que da ngeen séparé wu. ku góor ki ne la est-ce qu'on peut passer une journée. xale yi mën a dalal leen. ñu ànd plage. ay géej ba ci jàngi mu woo la ne la xale yi seen moyen dafa commencé chuter. léegi géej ngeen koy réglé géej ngeen koy réglé. su ma nee góor yu am xam-xam esprit de dépassement dëgg ñoo koy def. cim laa la wax. yow de yow waxuma say wax. non mais c'est grave. mais yow c'est grave. mais il faut loolu c'est ay plaisir u àddina la. mais ngeen am consensus. Sophie fi mu nekk dafa baax li muy wax. soo gaa jox ko man li ma bëgg wax mooy ni confiance boobu dina tax même relation que ça soit avec ex-mari ak ex ba tey jabar njaboot judd ci ngeen mën a defar relation yi ça dépend nag tu as raison de dire nanguwuma ngeen dem plage nanguwuma ngeen dem restaurant man kay bul ma baat non nanguwuma dara waaw da ngay couper relation ak tout nanguwuma dara soo bëggee nga toog soo bëggul nga dem on n'obtient rien te su ma la soupçonné ma xool am benn soupçon ci yow tu vas dégager du plancher. mais t'es policier. yow daal dégager rek. waaw dégager du plancher waaw. lii moom mujj naa metti de. dégager du plancher. yow père dafa fiir nag. non non de fiiruma de. Kaja yërëm naa la ndeysaan. kan Kaja yërëm fiir la papa. mais xale la. papa tu ne sais pas le sentiment que tu as. on appelle ça chez nous bàyyi Kaja mu dund dundam. mu ngay dund dundam. doy na waar. bàyyi ko dundal sa dund ba Kaja. maintenant Sophie. dundal sa dund dafa am beneen façon bu ngay imposer wu. dundal sa dund. beneen façon bi ngay dundal lu la neex. dooma tere dégg nga ko. dundal li la neex. après nga bëgg ñu tere dund. duñ ko nga ne Kaja mu dund lu ko neex. xale la du fóot continuer. waaw yërëm ko rek. di dund moom kay yërëm rek waaw yërëm. waay ndaw Samba. yeggaleel soo damay dem ci procès. voilà li nga xam ne moom moo am importance mooy li ngay imposer
di jaay dëgg di jaay métit nanguwuma lii nanga mën nañ la ko nangul kaay ma wax la xam nga fu jamono toll jigéen dañ fi taxaw ne xelam dafa ñaw ci booy taxaw di jaay Rambo mën na la nangul li nga bëgg yëpp nga wan ko ginnaaw mu def la ko soob ndax nit waaw mu mooy ndax nit ak yàlla la place moo gën a jege war a toog de c'est gaa yaa ngi may laaj am na ko fa a toog xam naa daa tardé xam naa daa nelaw ba nit ak yàlla région la jógee dañoo bëri problème ñii dañu mel ni ñun ñooy kii mais si lañ bokk moom région la jógee il va arriver xam naa dafa tardé problème ñoom moom émission wax nañ dëgg waaw ñi ngi ñëw suñu xoolee gis benn place mi ngi ñëw mi ngi ci yoon bi dafa tardé kii dama ne réclamer ce que vous voulez waaw donc nit vous les téléspectateurs relation dañ koy cultiver ngay dund ak nit la nga doon bañ démb fais en sorte que nga koy bañ tey tamit c'est-à-dire góor bi lay tere génn ci génn bi sax dalay wax ne bëgguma lii ak lii mais pour man ci génn ngay préparer lu nekk tu n'as pas besoin mbir mi du napp jën ba nga am ko rek nga lekk ko après jeex na mbir mi dund la ak sincérité booy wan nit c'est-à-dire y a des choses que tu n'acceptes pas ci relation bi nga koy wax nit ki tu n'as pas besoin bàyyi ba ngeen sëy nga ne ko léegi nag alxayri bi jib na nii lay demee ndax da ngeen construire avant ngeen di marier après boo leen base yi ngeen construire boo leen marier ngeen continuer tabax bi aujourd'hui tu imposes sa kanam mën naa la wax waaw nga wan ma ginnaaw ma def li ma soxla donc nga am complicité ak sa soxna mu bëgg la te yàlla rek a tax di la seet te di la sédd moo gën ngay jaay Rambo wala ngay taxaw di def loo xamante ni la femme peut te montrer li ko neex boo jógee ci confiance bi nga xam ne moom mooy tax li nga ko doon nangul démb nga continuer di ko nangul parce que tey sa jabar di génn ak ay xaritam nga xam ne ay amis d'enfance lañ depuis mu tàggu la ne mi ngi dem ak ay amis d'enfance am bu fekkoon da nga ko doon bañ ci génn bi da ngay koy bañ day commencé kii nga ne ko non viens on sort yaa ngi koy détourné ba entourage am yam ci yow mooy ne tu as réussi ta mission mais munoo yow sax yaa doon paye restaurant yañ daan ànd di langi ñoom ñëpp ñi sëy nga def sevrage brutal boobu noonu xam nga boo defee sevrage brutal boobu noonu si sa diggante ak sa soxna ak àndandoom na nga combler vide bi xam na la ñu woowee combler vide bi soit son ami am na nag ñoo xam ne dañ lay tere xarit ba pare duñu sax mët xarit bi da nga war a confier wu duñu mën a am duñu mën a confier wu ci yow ñaata jigéen ñooy am problème pour ñu waxtaan et vice versa mës naa ko wax fii ne la y a des femmes elles sont vides seeni borom kër dañuy am problème duñu xalaat kenn ku dul ci biti ci mbedd bi wala ñu noyé ko ci ataaya wala ci café wala leneen alors qu'en tant que femme tu dois être la première personne bi nga xam ne sa borom kër yow lay xalaat yooyu suy am c'est façon comportement la yoo xam ne ci njëlbeen da ngay jël beneen exemple bu gën a graaw da ngay nekk ak nit ngeen bàyyante nga am beneen nit mu takk la ngeen di sëy ngeen di dem ba ci biir nga bokk bërëbu liggéeyukaay ak ki nga bàyyanteel mu ne la bàyyi liggéey bi waaw wax na dëgg. non manque de confiance en soi boobu mooy lan. wóorul waaw mu ne la papa nekkatuñu de. mu ne la bàyyi liggéey bi. wóorul alors que yow nit ki yee nga doon dund. nga ni ko waaw bu ma la takkee da ngay continuer sa liggéey. mooy avant bi. nga nangul ko ko. takk nga ko ba pare. sa alal la. juste parce que exam mi ngi ci bërëbu liggéeyu. bi muy liggéeyee nga ne ko na ko bàyyi. waaw da koy bàyyi ndaxte. mais tu te rends compte kay xel su noppee ñaw noppee jëriñ borom. lu tax waxuma ñaaw de. waxuma xel mu ñaaw de bu ma ci kenn sosal wala nga ñàkk a xam li ma dama ne am xel su noppee ñaw laa wax tranchant waxuma xel mu ñaaw ñu ne xel su noppee noppee jëriñ borom dëgg la Baye ñoom ñaar ñoo nekkoon démb ak bërki démb ñoo daan génn te xam nga rek jigéen ak góor golo ci taatu garab yéeg na ba wàcc mbaa xel ma nga cee yéeg dëgg la ñu dem a dem ba diggante ba dagg yow nga takk ko soxna moo waaja nu bokk fenn fu ñuy liggéeyee wala sax waaj